salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demekk ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabu islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee danga ko fa fekk librairie islamique Ly et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu am solo yu ñuy jaay lu demekk ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Ly et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Ly et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Ly et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isard angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Du nouveau et des nouveautés à la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Dème, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Al-Bourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Al-Bourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Al-Bourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam murshidi shabab wa muallimi shabab wa murshidihim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mbokki téléspectateurs yi am nañu mbégte ak contentement dellusiwaat ak yéen fii ci seen plateau jeunesse et religion fas yéene ci jàngat ay tomb yoo xam ne yu am solo la yu leen di amal njëriñ ci gannaaw bu ngeen ko dëgloo tey nag ñu am mbégte ak contentement ba léegi dalal fi suñu xarit suñu jigéen suñu camarade di suñu consoeur aussi parce que yooyu doon ñu wax yëpp dafa daje ci moom di Rayhana Dieng nekk journaliste présentatrice ci langue bi nga xam ni moom mooy al-lugha al-arabiyya waaye dañuy wax ni journalisme dafa yaatu dafa bari ay pàcc tey nag ñu dalal ko fi fas yéene si waxtaanee thème bu am solo thème bi dellu ci li nga xam ni moom mooy l'éducation de la femme dans l'islam, quelle responsabilité pour la jeunesse. loolu la ñu fas yéene waxtaanee ci taxawaay yarub jigéen ci li nga xam ne moom mooy l'islam ak na ban taxawaay la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi am. Seyda Rayhana dal ak jàmm fii ci Leral TV. aywa a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiya sayyidina wa habibina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yaa Daoud macha allah ñu ngi lay fay nuyoo bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu di la nuyu bu baax di nuyu waa kër gi di rafetlu aussi invitation bi bu baax a baax macha allah. yaakaar naa ni def nga yëf njëgeen. def nga ko suur. waaw. wala ci yëfi séeréer. acca bokk. Rayhana mu mel ni comme ni ñu ko waxee léegi. thème bi nga xam ne moom la ñu fas yéene jàngat. mu dellu ci l'éducation de la femme dans l'islam, quelle responsabilité pour la jeunesse. mais ñu gis ni
la femme dañu wax ni est le baromètre de la société ñu waxaat ni la femme est le miroir de la société ñu ne la femme est une école la femme est la pierre angulaire de la famille tous ces titres honorifiques yi nga xam ne dañ ko décerner la femme mais liñ ko jox est-ce que bariwul est-ce que jigéen yii ñu ko jox yëpp bu ñu xoolee tey àdduna bi ni muy doxee ñu xool penc mi ni muy doxee est-ce que tey titre yi ñu wax ni yëpp tey mu ngi ci jigéen ana ban jàngat nga ci am. macha allah Daoud li nga fi wax am na solo bu baax a baax vraiment mais jigéen pour man lépp luñ ko attribuer rek mi ngi ci moom su taxawee ni mu war a taxawoo parce que lépp ci moom lay sukkandiku lépp aussi ci moom lay jóge macha allah jigéen mooy soxna jigéen mooy yaay jigéen mooy doom jigéen mooy sœur macha allah te stade bu mu ci toll bu nekk ci àddunaam am na ci ay responsabilité ak ay devoir yu am solo yoo xamante ne nii war na ko accomplir macha allah. macha allah barakallah fi ni nga ko waxee am na solo waaye tey bu ñu nee tey par exemple jigéen école la kon école bi moom ban taxawaay la am ci biir école bi ndax dafay taxawaayu directrice wala dafay taxawaayu jàngalekat wala ana moom ndaxte yaakaar naa nit ki balaa muy nekk jàngalekat wala balaa muy nekk leneen foog mu jàng maanaam foog ñu former ko foog ñu defal ko tarbiya. macha allah loolu macha allah jigéen balaa mu nekk yarkat comme ni ma ko souligné sànq dafa am ay stade yoo xamante ne nii foofu la jaar mu nekk jeune fille mu nekk ci ronu keppaaru ay waajuram ñu di ko tette di ko xamal di ko jàngal macha allah ba mu jógee stade boobu pour dem nekk épouse bu nekkee épouse mu war a taxawaayu responsable comme borom kër ndaxte jigéen mooy kër ni ko ma ko déggee ci benn cheikh mu ne góor jarul muy dem di dem chercher ji ban éducation laa war a jox sama doom mais dafa war a chercher jigéen bu baax ci biir këram ndax moo tax li ñuy wax al ummu madrasa macha allah aadatta shaban tayyibal araq macha allah mu ne jigéen bu baax ci biir kër mooy defar nga sa kër mais jigéen bu yàqoo bu safaanoo wala mu mel neneen rek kër gi day daal di yàqu même bu fekkente ne boroom kër gi nabi la muy wax bu am solo parce que dama ciy toog di ci xalaat muy lu am solo macha allah mu nekk ay formation yoo xamante ne ni jigéen bi da ciy jaar macha allah balaa mu nekk yaay vraiment bu nekkee yaay nag soog a mën a jël yenn responsabilité yi pour mën koo transmettre waaw. am na solo ni nga xam ne noonu nga ko décrire dafay wane rek ni jigéen boo xoolee li composé turam yëpp sax lu baax la parce que bu fekkee ni dañ ne jigéen jikko jigéen jekk mais nag jekk bi yëpp du ci rek beauté physique bi wala kii bi mais dafa am loo xam te ni moom la ñuy tuddee la beauté intérieure bi nga xam ni moom moo nekk si moom wane nga tamit ni jigéen dafa am solo ci li nga xam ne muy penc kon titre yi nga xam ne yëpp jox nañu ko jigéen kon jigéen mérito na ko waaye tamit dina jaadu tamit jigéen xam boppam jigéen tamit xam lan mooy responsabilité am xam li nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom beneen bi itam ñu ni jigéen mooy miroir maanaam seetu la ci penc mais tey seetu boobu xam nga seetu boo ko xoolee da nga ciy gis sa bopp kon yaakaar naa ni kon penc mi dafay xaar jigéen ci lu baree bari kon tey jii jigéen naka la war a mën a nekkee seetu penc mi ak ci yan jikko la ci yan base ci yan anam la jigéen di nekkee seetu pour penc. macha allah jigéen comme ni nga ko waxee seetu penc mi la parce que lépp ci moom lay jógee yàlla dafa jël jigéen def ko muy magasin am jigéen
mooy defar société parce que lépp ci kër yi lay jóge lépp ci jigéen lay jóge jigéen mooy former ay nit ñu génn ci société bi créer benn société boo xamante ne nii moom mooy doxal. effectivement léegi moom mooy kii boo xamante ni moom mooy defar penc moom la ñuy xaar comme tey seetu bi par exemple dafa am benn xale bu wax ni moom yaayam la jàppee ni mooy xar kanamu société bi mu ne bu société bi moom bu tey par exemple su gisee penc bi ñu mer moom dafay jàpp ni maanaam yaay ji su meree dafay jàpp ni penc bi ñëpp a mer mu ne yaay ji su kontaanee dafay jàpp ni société bi ñëpp ñoom ñoo kontaan kon beneen bi mooy ni seetu boobu tey li ñuy xaar ci moom kon est-ce que seetu boobu tey war naa toj. kon seetu bu tojee lan mooy xew. waaw mooy li ñu junjoon sànq rek. mooy jigéen bu defaroo rek. lépp day defaroo ndax lépp ci moom la jóge ndax mu dafa jóge fu sori. jigéen dafa jóge parce que pour préciser. alxuraan bari na ay saar. mais yàlla jigéen rek. macha allah jël jagleel ko saar waaw. suratu Nisa. ndax pour def benn historique rek ci jigéen. jigéen dafa jóge fu sori. avant l'islam jigéen nekkoon na nit ko xamante ne nii ku ñu doyadal la woon. amul xaq. amul bien. elle ne mérite rien. wax dëgg yàlla ndax même ci ay mariage sax dañ daan jël dañ koy maye noonu nekkoon nit ku ñu marginalisé boo amaan doom bu jigéen danga yaakaar ne yow sa àdduna tukki na ndax danga naan gàcce laa am. xanaa loolu mooy wa izal maw'udatu su'ilat macha allah. ñi daan suul seen doom yi am beneen aaya tamit buy firndeel loolu. mu ne wa iza bushira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. muy am doom bu jigéen gàcce la woon. waaye nag est-ce que tamit quelque part ñoom amuñu woon parce que nee nañ jigéen daal da nga koy yar yefal ko bu mu baax. déedéet mu dem. loolu lépp yàlla génneel na ko ci. du andi dépense du andi dara. mais léegi changé na nag. parce que jigéen ñi ñoo yor adduna bi. waaw vraiment jigéen ñi kon léegi mën na renverser tendance bi. kon léegi jigéen ñi dañu war di joxe dépense. dañoo war di ñu ngi joxe dépense de da ngeen koo xeeb rek. xam nga mu nekkoon nit koo xamante ni ku ñu doyadal la woon. ci nag nekk jigéen nekkatul gàcce. non vraiment jigéen tamit nekkatul gàcce parce que l'islam dindi na lépp. ba l'islam ñëwee. daa jël jigéen. jox ko statut bi mu mérito. jox ko statut boo xamante ne ni dafay siggi. mooy jox ko ay aqam. jox ko ay yelefam. tracel ko benn chemin boo xamante ne ni bu ci jaaree. dinañ defar société dinañ defar kër yi dinañ defar adduna bi yépp. macha allah chemin boobu nga wax ñuy tracé boo demee ci alquran yàlla mi ngi koy wax waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula kon chemin bi ñu tracé jigéen war ci jaar kon dafa am benn programme boo xam ni moom la war a suivre programme boobu noonu éducation de base am ci programme boobu lay dellu. mu war ci def adaptation appartenance ci programme bi mais aussi am ci adaptation parce que bu yàlla waxee woon ni jigéenu yéen sallam nañu des ci seen kër yi mais est-ce que foofu dañ ciy déggee ni jigéen rek dafa war a tëju ci këram parce que bu ñu appliqué woon am na ñoo xam ne noonu lañ koy àttee dañuy faral di wax ni jigéen am na sax ñu dem ba au-delà ci yenn borom xam-xam yi nga xam ne xëy na seen yaatu gëstu ci àdduna dafa xaw tëju. ñu demoon ba ni jigéen ñetti génn la war a génn bi mu génnee ci biiru yaayam beneen bi mooy bi muy génn biir maanaam di dem kër borom këram ñetteel bi mooy bu demee bàmmeel xam nga ni jàngat boobu xat na lool. xat na torop macha allah vraiment parce que bëri na divergence yi am ci discussion religieux yi. mooy li may bëgg a junj ni bëri na divergence yi am ci discussion religieuse yi. mooy ñàkk dégg alquran. xam nga ba yàlla naan di tari alquran mais xamuñu sens bi. vraiment ba yàlla naan waqarna fi buyutikunna nekkul ne jigéen dafa war a toog tëju rek ci biir kër gi. jigéen bu amul dara lu mu def ci biti
mooy mu toog ci biir këram. dox farata toog sa dox farata. taxawaalu la ñuy bañ. taxawaalu bi la ñuy bañ. parce que tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula loolu mooy errance. mooy errance parce que. booba dañ daan def bu ngoon jotee. ñu sañsee. def ay loo xamante ne bu ñu rombee day yëngatu. comme ni nga bu ko sañsee nii defee rek. daal di génn ci société bi. mu jur ay fitna ak leneen ak leneen ak leneen. ci loolu la ñu bañ. fitna boobu moo tax yàlla ne leen nañu toog seen biir kër yi. bu ñu defiwul dara parce que dafa am ay góor yoo xamante ni ndeysaan dañu xaw a mel ni Pa Omar. waaw. soo génnee xaw a kii noonu tuuti rek ni commencé boo jàddee koñ ñu jàdd koñ. loolu la te bu boobaa fitna day bari parce que tey jii ni bu dee jabaru jàmbur nga génn. beneen keneen piis la wala mu am yenn kàddu yu ñagas yenn kàddu yum la wax sa jëkkër mën na ko gisee leneen te mën na indi ba ci ay divorce wala nangam ak nangam. loolu bukki bu yebee nit ñaan waxambaane ci doxin wala. dëgg la dëgg la kon loolu dafa am solo. parce que li nga wax noonu. chemin bi ñu ko tracé ci programme bi mu war a def adaptation am ak appartenance am parce que bi ko yàlla di wax ay soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est-à-dire moom mooy daf leen tënkaloon programme seen programme lan la woon dafa am programme boo xam ne programme éducatif la et instructif du prophète sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu waroon ci formé wu defar ci seen kii parce que aussi am na ci société bi ñoo xamante ni ñoom ñi ngi doon dem ci kër Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngee ci ay soxnaam kon loolu am na solo Rayhana macha allah léegi ñu am beneen point bu ñu bëgg a jàngat mooy parce que émission bi émission jeunesse et religion la ñu gis ni dañu wax ni jeune fille entre éducation laïque et religieuse c'est un phénomène boo xamante ni qui pose problème par exemple tey jeune fille yi dañu nekk ci à la croisée des chemins bi ñu nekk mooy ni gis nañu ne avec la mondialisation ak l'universalité bi nga xam ne moom la ñuy wax la modernité bi nga xam ne moom la ñuy wax yooyu noonu yëpp nekk autour des jeunes filles te pourtant boo nekkee jeune fille dafa am yu bari yoo xam te ni moom ngay soxla am na foofu li ñuy tuddee benn démarche dialectique bu xaw a doy waar léegi parce que jeune fille am na ñoo xam ne dañoo bëgg jànku am na ñoo xam ne dañoo bëgg ànd ak jamono nag am na ñoo xam ne dañoo bëgg foo waaw léegi nag naka la ñu mën a fexe ba ñi nekk entre éducation laïque ak éducation religieuse ñu fexe ba kenn ku ci nekk mën a gis sa bopp ci jàngaleem diine daal. macha allah mooy li ma la wax rek lépp day jugewaat ci biir kër gi rek lépp day jugewaat ci yaay ji parce que xale balaa moo génn yaayam lay njëkk a gis te xale xamul dara comme ni ñu koy waxee rek ñu ne kullu mawludin yuladu alal fitra kon ay waajuram ñoom ñooy def ci moom li mu doon ba mën koo génnee ci penc ma. parce que page vierge la. loo ci bindul. doo ko fa fekk moom nga cay fekk. li nga ci bind rek loo ci bindul doo ko ci fekk. aw kon mbokk yi ñu dem jëli suñu page pub te dellu siwaat ci plateau bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demeek ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabu islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee danga ko fa fekk librairie islamique Li et Frères yemuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu ama am solo yu ñuy jaay lu demee ki ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Li et Frères danga ko fay fekk kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Li et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08 librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Du nouveau
et des nouveautés à la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Deme, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Al-Bourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Al-Bourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Al-Bourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Al-Bourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture. waaw kon ni ngeen ko gisee noonu suñu partenaires yi nga xam ne ñoom ñooy librairie islamique Li et Frères ak ki nga xam ne moom mooy Al-Bourakh ñoom ñëpp ñuy yëngu ci wàllu njaayum téere lépp lu ngeen soxla ci wàllu téere yi bu ngeen demee foofu moo xam livre la ci français arabe ci langue bu mu mënti doon rek bu ngeen demee di ngeen ko fekk foofu ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax di feddali suñu kóllëre ak suñu partenariat ak ñoom. Rayhana yaakaar naa xam nga waa librairie islamique ak librairie Al-Bourakh. Al-Bourakh waaw xam naa dina mës a doxantu ba foofu rek. xool li ñu am comme ay livre comme yaa ma wàll ci bëgg lecture bi dinaa fa doxantu incha allah pour xool li ñu fa am comme livre incha allah. waaw balaa nga faa dem sax waa librairie islamique ñoom. may nañ la fi benn cadeau. may nañ la fi benn kaamil bu taaru. macha allah ak sachet bi muy àndal. nga xam ne boo leen soxlaa sax. comme léegi dañu nekk ci jamono yi. corona bi waaw restez chez vous la ñuy wax. dëgg la mën ngaa toog sax woo leen. li nga soxla ñoom ñu envoyé la. incha allah rabbi. ok noonu lañ koy defee tamit. waa Al-Bourakh tamit boo bëggee tamit ñoom mën nañ la defal noonu. bu soobee yàlla incha allah. donc ni ñu wax sànq bu ñu dellu siwaatee ci thème bi li ñu doon waxtaanee mooy jeune fille entre éducation laïque et religieuse ñu waxoon ci ba duggoon ci li nga xam ne mooy façon wu colin yi ñu wax ni col bi il faut que mu équilibré il faut que aussi ñu respecter normes yi nga xam ne noonu la ko l'islam santaane loolu tamit c'est important. ci biir pour ñu tënk éducation laïque bi ak religieuse bi kon foofu dañuy gis ni jigéen war naa mën a sañse l'islam bañu ko. waaye aussi mu bañ a ëppal. yam ci fi ko yàlla yamloo. parce que ginnaaw ba mu ko joxee ay xurriya nit sax la yàlla tegal ay xuduud. waaw. parce que yàlla moo ñu gën a xam. nit kenn du ko may lépp. soo ko may nit dafa baaxoo ëppal. lépp lu ñu ko may rek danaan ba ci kanam. ci la ñu yàlla tegal ay xuduud. il faut ñu recadrer ko. ñu recadrer ko. ñu nit recadrer ko encadrer ko. encadrer ko ñu nit noonu la ñu yàlla def. ba mu ñu mayee yenn yi tamit. daf ñoo tegal ay xuduud. mu ne xuduud yi mooy ay limites. ay limites. tegal ñu ay limites. mën ngaa sol sa yére sans mu xat mën ngaa sol sa yére sans mu gàtt mën ngaa sol yére sans mu yaraax aussi may gën a préciser ci muuraay bi muuraay du mode muuraay danga koy def te yàlla tax danga koy def parce que sunu borom moo la ko sant nit du ma muuru parce que nit dafa bëgg ma muuru du ma muuru parce que muuru daf maa jàpp déedéet damay muuru lu ma ci góobe lu nekk ma gar ko dañ naan boo muuroo dafa tàng léegi que bàyyi ma def kii rek nga gis ñu sol benn boo xamante ne dafa yaraax seen yaram bi yëpp ñu ngi ci biti ñu ne dañoo muuru ñu sol tubéy bu dang teg ci dem plage muuru def ci bu tuuti ak col bu tuuti ñu ne dañoo muuru wax dëgg yàlla. non ba pare sax léegi col bi dañ naan toq col léegi kay wax dëgg yàlla li ñu waxoon rek mooy mujjee ñëw. ne bu ci toq amee moom. toq yëre toq tubéy wax dëgg yàlla lépp ñu del ko def ko toq te toq moom wax dëgg yàlla. toq de moom nañ ci yàlla musal. jërëjëf kon yaakaar naa ni loolu am na solo
kon rek ginnaaw jigéen bi ñu ko defalee tàggat ko ci formation ci éducation ba nga xam ne dem na ba pare léegi moom mi nga xam ne moom lañ doon préparé ci La Femme est une école al ummu madrasa boobu bi ñu ko préparé ba mu nekk ku mat ku war a mën a former léegi formation boobu comme ni ñu dese ci waxtu bariwul ana lan la ñuy xaar ci jigéen ginnaaw bi ñu ko inculquer ay valeurs intrinsèques extrinsèques yëpp nga xam te ni jox nañ ko léegi li ñuy xaar ci moom parce que moom dafa war a nekk yaay léegi ki nga xam ne la ko yàlla di dénk te ñuy xaar part bu rëy rëy ci wàllu éducation ana ban jigéen ban taxawaay la war a am ci yaru njaboot gi. jigéen ginnaaw ba mu defee formation bi nga xamante ne nii ci këram la ko jëlee walla mu yeggaleel ko boppam parce que am na yenn yar yi yow yaa koy yeggaleel yow yaa koy yeggaleel sa bopp parce que sa jàng fi nga bëgg mu toll yow yaa ko fa tollale kon nag sa yar ak sa diine am na fenn fu muy toll yow yaa ko fay tollale ndax dañ naan faqidu shay'in laa yu'tihi nit ki loo amul mënoo ko transmettre mënoo ko joxe kon il faut mu am yenn base yi ak yenn valeurs yi yu solide yoo xamante ne ni moom lay mën a jox doomam comme tey jii nii xale bi yaay ji war na ko préparer ci tarbiya aqliya éducation intellectuelle ci xale dafa nekk être boo xamante ne dafa gaaw a capter foofu la sensu al ummu madrasa lay gën a am sens parce que xale bi li mu gis yaayam di def rek loolu lay def wolof naan ko doom jàngaanewul nday jaay royukaayam ci li yaayam di def li muy wax li muy jëf foofu la xale bi di commencer jàng yow fexeel ba li nekk xale bi li muy gis ci yow na doon lu baax say geste na baax say wax aussi na baax loolu moo koy jox ay valeur jox ko nit ki mu war a doon représenté la yow ci société bi ngeen nekk nga defal ko tarbiya qalbiya mooy nga tàggat xolam ba dara du ci nekk lu dul bëgg sunu borom ak diine tàggat ay cëram ba du bëgg lu dul lu jëm ci sunu borom nga mooy day duggaat ci tarbiya ruuxiya bu la neexee tam mën nañu religieuse mën na parce que nit ki doo ko yar nii mais ruuxam nga yar ruux mooy tey ji nga gis ni lii mën naa koo def te su ma ko defee dara duma ci fekk mais nga xalaat sa borom moo la tiim mooy jomm nga ne lii nii bés bu ma ko defee rek sunu borom dinaa ci am mbugalu sunu borom wala neexul sunu borom nga daal di koy teg moo ne sa yaay nekku fa sa papa nekku fa mais ragal bi nga ragal sa borom moo lay tere très bien moom mooy nekk xasr moom mooy nekk xawfu bi nga xamante ne ni moom moo lay tere yegg foofu noonu. jërëjëf Seyda Rayhana kontaan nañ ci dalal fii ci plateau bi ana lan ngay tàggatoo rek ci lu gàtt comme waxtu bi def nañu. ñu gën a góorgóorlu rek parce que comme ñun ñooy miroir comme ni nga ko waxee lépp ci ñun lay reflété wu kon war nañoo taxawaay bu rafet war nañu góorgóorlu ci suñu bopp ci suñu formation bi nga xamante ne ni moom la suñu borom tracel ñu war cee jaar. ba seetu bu du toj. macha allah. parce que ñun ñooy jur lépp ñun ñooy jur président yi ñooy jur awliyaaw yi ñun ñooy jur macha allah lépp lu tasaaroo ci société bi rek ñun ñoo koy jur te ñun ñoo leen di yar aussi kon nañu góorgóorlu bu baax ci suñu éducation de base incha allah rabbi. yàlla nàkkal na leen macha allah. macha allah. kon c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui ci jeunesse et religion tey nag ñu amoon mbégte comme ni ngeen ko xamee dalal fii suñu jigéen suñu consoeur comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen bi di Rayhana Dieng nekk journaliste présentatrice di leen jox dig daje ba ajuma ak jàmm incha allah ci beneen waxtaan beneen thème ak beneen invité
comme ni ngeen ko waxe ni ngeen ko xamee rek ñu bàyyi ci xel salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène di yëngu ci njaayum téere diine demee ki ni alquran fiqh hadis tawhid ci tënk lépp lu aju ci njaayum téere moo xam ci littérature arabo islamique am na fa ci làkkum tubaab moo xam français la wala arabe boo demee danga ko fa fekk. Librairie islamique Li et Frères yamuñu rek ci njaayum téere am na ay produits yu am solo yu ñuy jaay lu demee ki ni miel lem ñun ñëpp xam nañ ko lu demee ki ni xabatu sawda lu demee ki ni zamzam kurus kaala sijaada pour imam yi lépp loo xamante ni mbokk yi yittewoo ngeen ko ci ay produits boo demee librairie islamique Li et Frères danga ko fay fekk. kon mbokk yi coono warum téere ci mim réew jeex na te produits yi ñu leen wax ci Li et Frères doo leen ko fekk fenn fu dul fii ku leen bëgg contacter jëlal numéro bi 33 821 66 08 33 821 66 08. Librairie islamique Li et Frères nekk fii ci 3 rue de l'Isère angle Blaise Diagne en face service d'hygiène. Du nouveau et des nouveautés à la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, la première maison d'édition musulmane francophone. Venez découvrir les merveilles de la culture arabo-islamique, des collections rares de plus de 600 titres dans tous les domaines. Religion, islam, Coran, tafsir, hadith, jurisprudence, soufisme, spiritualité, les parcours et les histoires de nos érudits. El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El Hadji Abdallah Niass, El Hadji Ahmad Dème, Seydina Limamou Laye. Ce n'est pas tout. À la librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, vous retrouverez l'actualité politique, la littérature de jeunesse, des ouvrages scolaires, des dictionnaires sur toutes les langues. Le groupe Salb Albourakh Sénégal, c'est aussi les éditions Albourakh, Victor Lebrun, les 3 petits points, les points sur les i. Studia, une seule adresse, librairie Albourakh Sénégal, le paradis du savoir, résidence Serigne Babacar Sy, 99 rue Amadou Hassan Ndoye, angle rue Mas Diorané, téléphone 33 842 21 22 77 878 72 72. Salb Albourakh Sénégal, 30 ans d'expérience au service de la culture.